asalaamaaleykum. Fii nii dañ fi décliner 6 types de leadership ci man sama gis-gis bu gàtt am na ay leadership yoo xam ne mën nañ dugalante comme leadership directif ak leadership chef de file, leadership participatif ak leadership collaboratif. léegi donc man sama choix yi dama ko def suivant 4 types de leadership te je me dis que man ci 4 types de leadership yëpp laa situé sama bopp. parce que comme ni ñu koy waxee dara ça commence par une vision gis-gis boobu ngay am nga am bëbët nga am tëralin mooy tax il faut nga am équipe boobu il faut nga am ñoo collaborer te comme xel du doy yow mën nga am sa gis-gis te ci man lu war a mën a perpétuer wu de génération en génération war na mën a nekk multidimensionnel tey jii yow mën nga gisee fii keneen ki gisee ci beneen fànn donc il faut nga déglu ñëpp. boo leen paree ngeen jël xalaat bu gën a rafet léegi boo leen xalaatee xalaat bu gën a rafet ba pare il faut yow tamit nga nekk coach parce que leader bi non seulement dafa war a dëkk ci jàng ak jàngale tey jii leader bi li muy aspiré am na loo xamante ne nii amagu ko il faut mu dem wuti ji ko am na loo xamante ne nekkagul ci ñi nga xamante ne ñoom la njaboote il faut mu jéem ko def ci ñoom bu ko defee ci ñoom ba pare da leen di déglu di leen di soutenir parce que lu ñuy wax rek balaa nga naan naam da nga fay nekk. nit ñi selon seen jafe-jafe parce que ku nekk ak ni ngay dékkoo selon ku nekk ni muy dékkoo noonu nga koy jàppalee noonu nga koy defalee te noonu nga koy dimbalee ci fànn bi nga bëgg yow mu àgg fa ñàkkul tamit ñi ngay collaborer am nañ seen ay aspirations personnelles donc loolu yëpp wax nga leen ci mën a jàppale ba fédérer loolu yëpp yow leader bi mais tamit leadership directif ndax tamit am na situation yoo xamante ne comme ay cas extrêmes des cas urgents il faut réellement que leader bi jël décision jël direction bi teg dara donc man je me retrouve dans tous ces types de leadership. di leen nuyuwaat quoi bon di rafetlu tamit dajo bi xalaat yi ñu fi développé ak àndandoo bi ñu ànd ñu def formation bi ci jàmm ak salaam bon man bu may choisir fii participatif lay jël quoi. dans la mesure où man sama espace économique sama exploitation man li tax ma jël bii c'est parce que man dama soxla ay nit yoo xamante ne dañuy entre-aidante parce que dafa laaj man sama activité dafa doon 80% pratique. donc man li may bëgg mooy employé bi ma yor dama koy encourager dama koy motiver dama koy conseiller donc loolu bu amul pour mu nekk ci liggéey pratique bi day metti parce que motivation dafa baax day améliorer sax li ñuy wax relation humaine entre employé bi ak leader bi donc mu doon loo xamante ne dafa am solo par rapport man ak sama exploitation donc avantage yi ma siy gis yi ma si gën a gis mooy aussi dinañu permettre au moins bu ñu defee entre-aide ba pare cohésion dina am dialogue dina am confiance aussi dina lalu parce que dialogue bu amee la plupart confiance day am parce que dialogue bu dul laloo si dëgg la plupart confiance day da leen di gën a dëgëral quoi donc man loolu laa gis ci leader participatif mais li may dolli mooy ñoom ñii 6 types de leaders yëpp dañu am dénominateur commun boo xoolee ci pàcc yëpp diñ ko ci gis ñoom dañu am foo xamante ne dañ fay bokk donc loolu nag après ngay déterminer wu ci participatif wala chef de file wala kii donc chef bi daal du chef boo xamante ne day wane boppam ci ay dëgëral ay kàddu wala dugg fi gën dafay am charismatique quoi en quelque sorte mën a toog dialoguer communiquer ak yooyu yëpp donc loolu laa amoon lu may wax ci leader participatif bi quoi. ñu ngi leen di nuyuwaat yéen ñëpp di wax ñun on se retrouve dans beaucoup de cas par exemple damay joxe 2 cas rek benn bi man dama doon maître d'hôtel damay liggéeyal ay nit bon. loolu dafay laaj ngay regrouper ay nit di mën a liggéey ak ñoom ci kaw loolu dafa am ñoo xam ni balaa liggéey bi tàmbali da ngeen di def lu mel ni briefing boo briefé équipe bi yëpp bu ñëpp jotee ordre yi ngay def joxe
boo xaajee équipe bu ne da nga koy xaajaat ci équipe boobu ku nekk da nga fa war a tegaat benn chef d'équipe loolu lañ naan les rangs après le maître d'hôtel y a les chefs de rang chef de rang yooyu ñëw ñëpp tam dañ leen di boole ci équipe bi ce qui veut dire que liggéey de travail de groupe la mais en même temps yow tamit da nga ciy bokkaale léegi loolu moo ñu àndi ci collaboratif bi ak participatif léegi expérience boobu ñi nga xam ne dañ ko yàgg liggéey ci hôtel yeeg yu demee noonu ak kii yooyu di manager nit yeeg demee noonu di leen boole di leen liggéeyloo en même temps jox leen ay directives ñu koy topp di surveiller même en même temps ndegam si ça va ou pas bu fekkee dafa am faay yow nga daw fatt trou yeeg yu demee noonu loolu on a acquis assez d'expérience ce qui nous pousse à ñu dem ba mën a yoro suñu yëfu bopp ñu ne comme dem nañu ba am expérience bu bari ci domaine restauration yu demee noonu ak management pourquoi pas ñun ñu ubbi suñu yëfu bopp mën koo gérer te dañ koy defal ay nit muy dox pourquoi pas ñun ñu jëm ko defal suñu bopp loolu moo ñu poussé à ce que ñu jël leadership chef de file voilà loolu ñu ngi instant ñu ngi liggéey ci traiteur maa ngi liggéey ci wàllu traiteur maa ngi jël ay nit di leen former par rapport ak man li ma bëgg parce que bëgg naa sama entreprise traiteur am fu mu yegg léegi xam naa fi ma déparé mais am na foo xam tamit fa laa bëgg yegg de ce fait que léegi man dama leen di former ci vision boobu ma am ñoom tam ñu bokk parce que ñu bokkul gis-gis mënuñoo ànd dama leen di former ci man li nga xam ne man moom laa bëggee sama entreprise dox ñu ànd ci liggéey te xam ngeen wàllu traiteur benn nit du ko liggéey ce qui veut dire que man par force man donc mën maa yor entreprise ñoom ñëpp dañuy ànd ñëpp en équipe ñu liggéeyee ko loolu mooy waral tey ñu dem beneen leadership bi booy xool li si ëpp dañuy xaw a méngoo mais bokkuñu mais dinañ am benn point boo xam ne ñoom ñëpp ñoo fay kii mooy lan manager équipe bi diriger équipe bi te loolu yàlla daf ñu ko def c'est quelque chose de naturel boo xam ne dafa nekk si ñun dañoo mës a bëgg loolu moo tax mu xaw a yomb ci ñun mais c'est pas facile aussi c'est pas facile ndax léeg-léeg comme ni ñu koy waxee rek di nga dajale ñoo xam ne bokkuñu mentalité tu es obligé nga xool ku nekk nan ngay mën a dem ak moom pour mën a avancer matagul nag ñu ngi koy jàng ba léegi bon yàlla xam naa dinañ ñaan yàlla mu gën ñoo mo dimbali ba loolu mu gën a mën a mat daal waaw ndax gérer ay nit yombul gérer ay xoolal fii saa ni mu mel madame Mbengue mi ngi ciy jéem a def parce que am na ay mag am na ay góor am na ay jigéen voilà mais day parvenir à ce que ñëpp gis seen bopp ci wàllu formation bi demee noonu te moom tamit bon elle est vraiment leader ñu encouragé ko ci loolu ok loolu lañ amoon li ñuy wax. am résultat yi ñu bëgg ci ban fànn la ki yore entreprise am dafay obligé nekk au moins ab leader assez directif bonte rek du baax parce que moom xam na déjà fa mu nekk xam na lu mu tooge ay employés am la yore ay salariés am la yore di nga conciliant di nga conciliante mais nag il faut nga wan gars yi ne yow xam nga li nga bëgg xam nga fa nga bëgg a jëm loolu mooy autorité bi ngay exercer ci ñi nga àndal pour que nga mën a am résultat yi mi ngi nii finalité am résultat am rek la moom donc moom am na vision bu leer am na léppam dafa directif parce que moom objectif am rek lay viser mais nag newuñu ñëpp dañu war a mel noonu circonstance la ak liggéeykat bu ne boo yor am na style boo xam ne noonu nga ko mën a manager pour am li nga bëgg loolu itam il faut que nit ñi xam ko ñëpp bokkuñu yem caractère am na ñoo xam ne soo leen manager ak docilité rek doo am ci ñoom li nga bëgg am na ñoo xam ne itam pour nga manager leen il faut nga am benn dose autorité seen kaw pour mën leen a def loolu li nga bëgg am ci ñoom li nga bëgg yow yaay jàng ki nga xam ne moom ngay àndal pour xam lan nga soxla ci moom. beneen leader bi mooy leader chef de file mooy numéro 2 bi ñu bare am nañu ñaari nit xaw ma ñetti nit ñu ko jël parce que nee nañu ñoom seen entreprise la ñu yore wax nañu dëgg leader chef de file dafa war a nekk ku excellent koo xam ne ku xarañ la déjà moom ku xarañ xam nga ku xarañul mënula ànd ak yow mais ñi ànd ak yow ñëpp itam même suñu xarañul da nga leen di bëgg a xëcc yóbbu leen vers excellence boobu parce que loolu mooy sa credo donc le leadership chef de file c'est d'abord quelqu'un qui est excellent qui est méticuleux mooy koo xam ne au millimètre près lay calculer léppam muy kii ñaw muy kii togg di jaay muy kii produire muy kii ça veut dire que du bëgg benn faille am ci li muy liggéey
du bëgg dara léppam da koy étudier au millimètre près bëggul kenn gis ci benn défaut boo xam ne dinañ ko reprocher loolu mooy chef de file bi donc il veille sur tout mais nag quelquefois c'est fatigant il faut nga am énergie bu bari pour mën a def loolu le temps ñi ngay coacher mën a am yow sa excellence boobu am yow sa niveau boobu pour mën koo def mais nag ku ne soo amee sa entreprise li war a nekk sa credo excellence la parce que loolu nga bëgg parce que nous sommes dans un monde très compétitif si tu n'es pas excellent tey jii loolu mooy def suñu différence di nga gis même avec le e-commerce nit dina commander benn marchandise jënd ko marchandise bi ñu ñëw ba livrer la ko nga gis ko xam ne éclat bi mu amoon bi ñu la ko wanee ak bi nga ko jotee du benn ñu bare dañuy delloo seen bos pour éviter loolu pour éviter soxlawul ngay def trucage fexeel ba sa produit ànd ak qualité ba ku ko gis ku ko xoolee rek dina xam ne lii ndekente ki ma ko doon jaay li nekk ci produit bi sax yépp waxu ko loolu mooy excellence donc pour nga mën koo atteindre il faut que nga méticuler il faut que nga ànd ak vraiment ingéniosité bu lay permettre lu nekk da nga koy xool millimètre près ba mu leer la ne la sama produit bii ku ko gis ku xam lu baax su ko gisee dina xam ne c'est compétitif mooy exigence bi war a guider suñu quotidien loolu ku ne xam na ne domaine boo mënti toll type leadership boo mënti am exigence moo ñuy pousser vers la qualité soo amul exigence ça veut dire que même sa liggéey du dem kanam parce que amoo ci benn farlu leadership participatif kooku mooy ki nga xam ne day jiital collectif du bëgg a bàyyi kenn ginnaaw comme ni ñu ko waxee woon nag dañu nekk ci monde boo xam ne tey jii soo participatiful soo inclusiful pour nga mën a liggéey sax ak ay bailleurs dafay jafe ndax partenaire boo bëgg a am tey jii dina la laaj ndax yow dynamique participatif ngay doxale mooy est-ce que ñëpp ngay boole yemale ñëpp suñu leen ñëpp nag mooy ku góor ki mooy ku jigéen ki mooy ku mag ki mooy ku ndaw ki mooy ku ànd ak laago ak ku àndul ak laago pour te dire que nag loolu mooy suñu composante société mooy bàyyiwoo benn pàcc de côté te ku ci ne bët bi nga koy xoole moom ngay xoole morom bi doo gis benn différence entre ñoom donc lu am solo la muy leadership participatif da ngay jiital collectif innovant ça veut dire que yow innovation esprit d'anticipation la nit ki dafay innovant fi nit ñi xalaatagul moom xalaat na ko bay dem ci sens boobu xam nga tey jii ñi gën a am xaalis mooy ñi nga xam ne jéemoon nañoo tàggatal seen bopp ci nouvelle technologie bi nga xam ne tey jii dootul nouvelle technologie mais technologie de l'information et de communication la ay xare la yuy tax ñu mën a jaay suñu bopp jaay suñuy produit egg foo xam ne fi ñu toog mësuñu woon a xalaat ne tant que jëluñu avion dugguñu ci fayuñu billet dinañ fa mën a àgg te tey jii ñu ngi toog fi ñu toog bougé wuñu di échanger ak ñu nekk Amérique di échanger ak ñu nekk Chine di échanger ak ñu nekk Arabie Saoudite Dubaï fu ne ci àdduna bi dans les 4 coins du monde loolu innovation technologique moo ñu ko indil innovation technologique boobu nag kenn ku ci ne ci sa liggéey chaque jour boo xëyee sa créativité daf la war a orienter ci innovation ngay améliorer produit bi boole ci yeneen ingrédients comme ni ñu ko defee ngurbaan bi ba kooku su ko jëlee temps bi mu waroon a jël pour togg ko su dee 1 heure de temps la 15 à 20 minutes lay jël par exemple yow mi waroon a jël sa sànqal dëbb ko jël sa gerte dëbb ko jël sa keccax trier ko defar ko dëbb ko ñu defaral la processus boobu yépp dugalal la ko ci paquet mais suñu la ko jaayee dootoo xoolati prix bi su dee yeewu nga yaa ngi xool temps bi nga gagné pour mën a defi ji leneen léegi suñu produit yépp soo gisee Europe gars yi raw ñu li ci ëpp li ñuy togg yépp dañ leen koo defaral ba defaral leen ko ci ay paquet di ko jaay sous forme de surgelé ou de produit du jour frais parce que man mën naa bañ a bëgg surgelé tey bëgg produit frais mais damay ñëw ci rayon yi xool nem bu ñu ma defaral léegi blanchiral ma ko léegi congelé wul deful dara ma jël ko ma dem xool ci beneen rayon boo xam ne froid la defaral nañ ma salade bi ba pare ba def ci ingrédients yi ma ciy soxla yépp ba jël vinaigrette bi tegal ma ko ci pot
damay ñëw rek jënd yóbbu sama kër daal di ubbi sama plate sotti rek lekk mën a continuer ci leneen. Ça me permet de gagner du temps. Du ma wàcc dem di togg dinaa wàcc lekk li ma bëgg a lekk noppaluku à temps pour mën a xëy suba performant. àdduna boobu nag la ñuy jëm du question tubaab la ñuy bëgg a doon mais jamono ji ñu toll moo ñuy yóbbu ci dynamique boobu te il faut ñun dañuy évoluer ànd ak loolu ou bien on est appelé à disparaître et comme on veut pas disparaître dañuy obligé di dund à l'heure du temps. nga ñëw ci leadership visionnaire ñu bari jël nañ ko parce que soo seetee defe naa ne participatif bi visionnaire bi ak coach bi ak collectif bi moom la ñu gën a jël mais pour vous dire que coach bi participatif bi visionnaire bi pratiquement dafay ëmb itam li nekk fële parce que soo gisee leadership visionnaire on a dit que inspiration la motivation charismatique. Pour être charismatique wax nañu le premier jour quelqu'un de charismatique li nga xam ne yëpp moom lay làmboo ça veut dire que li nekk ci ñaari kii yëpp déjà comme trait de caractère mi ngi ci charismatique bi. Donc un leadership visionnaire ça veut dire que kooku dafay am inspiration mooy lan mooy créativité kooku day am motivation sànq bi Seynabou di wax bi ñu bare di wax fii gis nañu li leen motiver tey jii ba ñu commencer entreprendre gis nañu ay étudiants yu nekk master waroon a toog rek di xaar seen diplôme di xaar ku leen employé mais dañoo dem di xool monde associatif bi lan moo fa ne nan la ñuy fexe ñoom ba préparer seen sortie ba bu ëllëgee duñu yaakaar ku leen di embaucher mais ñoom ñooy embaucher ça veut dire da ngay génn école ak sa diplôme ak say connaissances plus la am nga sa assise ba pare da ngay ñëw rek wut ay collaborateurs yoo xam ne ñoo lay accompagner. Motivation boobu charisme bi ñu am moo ko accompagner parce que charisme bi su fi nekkul woon mënoon nañoo inspirant mënoon nañoo motivant mais du ñu am courage yu jóg pour entreprendre. Alors que leadership ku ñu koy wax c'est pas pour nga toog sa koñ rek di wane ne ñëw yu leader nga di dajale ay jigéen di dajale ay mbooloo non il faut ngay entreprendre il faut ngay liggéey di dem di ñëw ñoom ñuy gis xam ne kii kat référence la kii modèle la kii mën na influencer mën na changer dara donc ñun itam mën nañoo xëcc yóbbaale ñu pour bu ëllëgee ñun ñu àgg ci niveau bi mu àgg. Le coach il considère maintenant que moom équipe bi muy gérer autonome nañu koo teg ci benn place da koy doxal loolu mooy coach. Ça veut dire que doo jóg rek ne ma leader la am naa mbooloo yi dama leen di gérer comme coach ça veut dire que am nga foo jógee ak ñoom ba am nga foo yegsee ak ñoom léegi tu juges que am nañu une certaine autonomie comme camp de jeu kenn ku ci ne soo ko placé ci position bi mu war a nekk xam na ban rôle la fa war a jouer loolu mooy rôle coach bu ko defee daf leen di dispatcher rek confier leen ay tâches ñoom ñuy doxal moom muy toog di xool saa yu amee benn problème lay ñëw pour intervenir loolu mooy autonomie bi ça veut dire que ku ci nekk autonome nga mën nga demal sa bopp léegi performance la ñuy xaar ci ku ne ku autonome ba ñu confier la poste tey jii boo demee di wuti ji poste pour recrutement nga ne man comptable laa doo ñëw dugg ñu jox la poste bi après nga toog ne na am ku ma wan lan laa war a liggéey da ngay ñëw daal di toog sa machine di démontrer yow li nga man su dee biir service bi nag am na ay outils de gestion yu bees yoo xëy na yow doo ko woon liggéeyee fa nga nekk mën lañ la cee initier très rapidement mais am nga déjà autonomie bu lay permettre suñu la wanee naka la rek nga mën a demal sa bopp voilà boppam wala entreprise boppam nga xam ne structure individuelle la pour mu mën a am doole état mën koy dégg keneen mën koy dégg il faut que dañuy créer seen benn organisation boo xam ne ñoom dinañu nekk ci biir di gisante di waxtaanante ku ci ne di conseiller sa morom ku ci ne di xool lan la sa morom mën a jàppale. Est-ce que tu as vu parce que am na ñoo xam ne xëy na seen vision toll na foo xam ne créer nañ seen entreprise mënatuñoo nekkati ci niveau boo xam ne dañuy départ ak GIE ñoo xam ne xëy na defaguñu mën nañoo jël ñooñu comme employé
wan leen yoon bi organiser leen structurer leen ñu leen di liggéeyal ñuy xool naka lañ leen di motiver ba keroog ñoom ñuy man non seulement xëy na dina nekk moins de charge pour toi parce que du am benn niveau salarial bi di nga am production en quantité surtout su dee da nga am marché di nga mën a positionner wu c'est très rentable mais ki nga xam ne itam xëy na bëgg na te mënagul te mbooloo la war a mën a am pour dem wuti ji ay financement foog mu def GIE am minimum 9 personnes am ay 15 personnes am ay 20 personnes pour di dem démarrer ci lu ndaw loo xam ne ñu ngi koy gis mu ngi ciy yëngu di dem di ñëw lu mu bëgg la passion la mi ngi ciy formé waale bu ëllëgee bu bëggee crédit itam dina yomb ci moom mais su toogee ci coin jéemu la élargir comme ni ngeen defee plateforme nii moi je me dis plateforme boo xam ne am na 70 associations soo leen ko ëppee itam ay jafe-jafe yeneen mën na cee xew jéem leen a consolider loolu membres yi di ñëw di yokku ku ñëw mën na adhérer ci benn GIE benn plateforme wala leneen mais c'est pas exclu que keneen bëgg itam créer beneen boo xam ne innovation la wala leneen la parce que innovation mooy indi compétitivité innovation bu amul compétitivité du am parce que même domaine bi nga nekk muy sa entreprise di nga dem ba travailler ko ba mu commencer fleurir et tout mais soo dul innover rek il faut te dire que très rapidement keneen mooy ñëw installer sa wet loo xam ne même chose la que pour toi mais ak benn dose d'innovation bu ndaw buy tax xëy na kenn dootul jëlati sa bos bu boobaa da ngay dégg ñu naan kii est-ce que dafa am sëriñ est-ce que dafa am lii est-ce que dafa am laa non liggéey bu baax mooy jaay boppam yow da ngay gis sax koo xam ne da nga koy jël ouvrier mu ñëw liggéeyal la benn liggéey sa kër ku romb liggéey bi ñëw taxaw laaj la kan moo la ko defal mais créativité bi mu dugal ci liggéeyam design bi mu ci def da cee sonn pour mën a génne loolu moo tax nit ñi dañoo war a bàyyi facilité c'est pas parce que am nga dara rek tu penses que c'est acquis dootul jeex dañoo nekk ci monde boo xam ne dafa dynamique dafa itératif dafay évoluer et dafay changer ci rythme bu gaaw moo tax soo nelawee tuuti rek tu es dépassé donc il faut que ñu xam loolu moi je trouve que vous avez une excellente plateforme sans vous flatter parce que nit ku ne itam sooy dem fu ne lu ne nga koy gis am na qualité ressources humaines yoo xam ne soo ko gisee da nga leen koy wax clairement pour que ñu xam ne ñoom fi ñu ne topp kenn du ko atteindre comme on l'a dit on tend toujours vers l'excellence sans jamais l'atteindre parce que exigence su monde bi dafay déplacer wu perpétuellement ak rythme bu effréné mais nag day gën a tax itam ñun duñu fàtte suñu bopp parce que su doon monde bi dafa statique rek kon finalement on devient laxiste à la limite mais li ngeen soxla yëpp mën ngeen koo am entre vous te je sais que soo leen amee cohésion am entente dépasser ay querelu jigéen yu sew yooyu yoo xam ne nit ñi fi mu ne kenn bëggatu ko ndax yóbbul kenn ci avancement je pense que très rapidement nit ñi mën lañ leen a dégg fu ne te seen loo leen di produire dañ leen participer médias parce que les médias font partie de nous et c'est les gens qui contribuent vraiment à nous vendre moo tax médias yi waru leen a jël comme ñoo xam ne dañoo war a ñëw rek soo leen amee benn activité ñu ñëw couvrir rek dem médias yi da ngeen leen di boole seen biir soo leen amee benn activité da ngeen leen di invité ñu ñëw bëgg a couvrir dem ngeen ne non ñun dañ leen a prévoir pour lii ak lii ak lii ñëw leen ngeen toog ñu bëgg a def seen reportage ngeen tenir à voir li ñu leen di génne li jël pour bañ a dénaturer yéen li ngeen bëgg ñu wan ko nit ñi parce que des fois yow mën nga defar sa lu baax bëgg koo wane ci nu mu gën a baaxee am koo xam ne xëy na amul formation nécessaire bi pour rendre loolu na mu koy jëlee ak na mu koy joxe jee mën na la sax a yàqal moo tax il faut toujours veiller soo leen di collaborer ak ñi leen di génnee litam seen message naka lañ koy génne ji parce que la communication elle est fondamentale en toute chose lu tuuti mën na cee glisser fekk bokku ci yàqal la loo xam ne li mu la waroon a defaral yépp suulu donc loolu yépp dañ ko war a travailler moo tax yéen ñëpp da ngeen a war a former wu bu baax ci stratégie de communication parce que ki xamul stratégie de communication déjà du xam exigence bi muy jox ki koy génneel communication te ku ci ne mën nga communiquer sa bopp mën ngeen am ay collaborateurs ay partenaires yu wóor ci presse bi
nga xam ne doo leen def saa yoo leen amee kii rek changer presse du noonu da ngeen di am 2 ou 3 organes yu bokkul ngeen boole leen ci yéen ñu xam li ngeen di def xam ni ngeen di liggéeyee nga xam ne même soo leen deful activité sax ñoom mën nañu contribuer di ko wax ci seeni émission ci seeni plage et cetera day tax à un niveau nit ñi gën leen a xam te lu ñuy def dans le pays dañu naan ñii il faut ñu boole leen parce que plateforme bu structurée la ay jigéen modèle lañu bokkuñu ci yeneen jigéen yi ñu xamoon nga xam ne nii ak nii ak nii ak nii la mel ñii ay valeur la ñu am ay vertu la ñu am te ku ci ne ci domaine bi mu ne mi ngi ciy exceller. Je pense que vraiment vous avez tout ce qu'il faut pour réussir ça parce que ku ci ne yaa ngi entreprendre te li nga bëgg xam nga ko donc ak benn dose kii tuuti rek da ngeen di dem. Gérer façon nit bu ci nekk ngi ci te comme on l'a dit nit ak bàyyi ma yemul le berger benn bant la yore troupeau di leen dàq ku nekk di ànd direction di dem mais nit ku ci ne ak caractère am ak tempérament am moo tax on l'a toujours dit style bi ngay manager kii du même style bi ngay manager kii moo tax boo amee benn style de management rek da ngay fausser sa donne parce que yow ñi nga àndal ñëpp war nga leen a xam te kenn ku ci ne war nga xam ban style nga war a adopté ki autonome ba pare mënoo ñëw bëgg koo méngale ak ki nga xam ne xamul dara ci liggéeyam day doog a dugg ci association nga war koo coacher di ko teetee est-ce que vous avez vu kooku déjà collaborateur lay doon pour yow parce que li nga xam na ko presque xëy na relation yi nga am amu ko xëy na moyens yi nga am amu ko mais dafay obligé ànd ak yow di liggéey le temps moom itam mu gën a am autonomie mais kooku soo ko traité ak man mi nga xam ne xaw ma dara ci association damay ñëw pour apprendre tout à tes côtés mais déjà da ngay fausser sa donne ki nga xam ne peut-être dafa yore entreprise am yore ay employés yi nga xam ne da leen di fay est-ce que dafay ñëw bëgg a nekk collaboratif non il faut que mu am autorité am il faut que mu xam ne moom chef de file la il faut que mu xam ne moom déjà li mu construire en termes d'excellence c'est grâce à son ingéniosité moo ko xalaat moo ko togg moo ko tabax ba mu àgg fii tey jii mi ngi jël ay nit di leen fay mais kooku am na style boo xam ne leader bi war na koo adopté moom am na ko ba pare mais du doxale noonu ak ñoom ay salariés lañ dafay am ay objectifs wax nañ fi contrat d'objectif daf leen koy fixer tu fais des résultats ou bien je me débarrasse de toi parce que nous sommes dans un monde de compétitivité kooku dafay obligé aligné wu ki nga xam ne itam visionnaire la am na inspiration am na charisme mooy li fi teg ñi fi toog ñii ñëpp parce que loolu ngeen am yéen ñëpp en commun seen vision moo leen permettre tey très tôt ngeen dem dugg ji ci monde associatif bi xam ne peut-être su ma demul bureau itam su ma yoree sama entreprise ànd di ci liggéey ak ñeneen dinaa mën a egg suba foo xam ne ki toog ci société bi amu ko donc am naa sama inspiration am naa sama motivation am naa sama charisme pour mu yóbbu ma fa ma bëgg a dem donc pour vous dire tout simplement que nit ki du benn style de management nga war a am mais da ngay combiner plusieurs styles de management ak nit ku ne nga xool par exemple tey jii chef de service bi nekk chef de service am di gérer plus de 100 personnes est-ce que 100 personnes ñëpp même personne lañu est-ce que ñëpp même tempérament lañu kii ku toppul ci ginnaawam au jour le jour du liggéey kële bëggul ku topp ci ginnaawam parce que am na une certaine autonomie am na une certaine liberté ku ci ne yaay xool ni nga koy coacher pour am performance bi nga bëgg sa structure il faut combiner plusieurs choses loolu mooy regard croisé bi nga war a am ci lépp looy def ñun dañu naan l'observation participante parce que su dee da nga def sa étude de milieu ba pare am na loo xam ne soo doon discuter ak nit ñi duñu la ko mas a wax est-ce que tu as vu mais sa xerañte yaay toog ku nekk nga xool ko xam ci assistance bi diw ci bi mu ñëwee ba léegi maa ngi seetlu ne ubbiwul gémmiñam certainement am na benn problème am na benn difficulté am na benn souci mais duma ko laaj ci biir salle bi parce que su ma ko laajee ci biir salle bi du wax ak man mais man xam naa naka laay def ba su ma génnee ci salle bi approché kooku jéem a discuter ak moom très rapidement xool
suñu mënula wax lépp sax dina xam ne ndekente nit bàyyi woon na xel ci moom nit intéressé wu woon na ci moom déjà dina commencer am benn ouverture xam ne am na ku mu mën a confier problème. C'est ça l'observation participante. Voilà, technique la comme technique de communication. Soo toogee ci salle ak ay nit ni ngay xoolee di balayer salle bi di xool yaa ngi xool attitude ku ne yaa ngi xool comportement ku ne am na lu bare loo ci mën a jàngat yow. Ñun en développement c'est ce qu'on appelle l'observation participante dafa bokk ci liggéey bi. bëgg a déplacé woo duñu dem mais xale yi lu ñu am ambition lu ñu am fugg te amuñu ay mag yu leen di pondérer di leen gunge di leen wan yoon bi lu ñu bëgg-bëgg itam duñu mën a dem lu ñu jigéen ñi lu ñu am motivation te ay góor nekkul ci seen biir itam na leen leer ne duñu dem parce que jigéen société ñaari tànk la ñun ñaar suñuy xel ñooy mottali konte di dem te mag ñi nee nañu mag dina toog ci suuf gis loo xam ne xale dina yéeg ci garab du ko gis moo tax xale bu muus xale bu intelligent day jël mag toujours teg ko ci wetam mu koy servir de conseiller de guide di ko jox ay stratégie di ko jox ay rouage. Amadou Hampâté Bâ wax na ko ñun Afrique bibliothèque lañu ñun ñoo rawoon tubaab yi fuuf mais malheureusement jànguñu woon te duñu bind. te mag ñi xëy na amuñu woon xelu di dëj xale yi toujours ci seen wet pour li ñu xam di leen ko sol xale yi itam patience boobu mag ñi amoon di toog di sonn ci dara pour xam ko amatuñu ko ndax effectivement jamono dafay évoluer loolu moo tax garab ya ñu amoon xam-xam ya ñu amoon la muy baax yëpp ba tubaab yi ñëw jël ko yóbbu ko ñun presque ñàkk nañu lépp mais yéen itam am ngeen capital boo xam ne bu yeboo ngeen jàpp ko fukki loxo muy ENDA parce que fépp foo dem ENDA tey li muy former tey ci ay organisation ci ay association bareetul ay ONG yu fi nekk yu koy defati ndax formation dafa cher boo amee organisation boo xam ne comme ENDA nag mi ngi la koy defal da nga ciy profiter au maximum jël ci li nga ci bëgg yépp def ko say commande mooy lan yow nga xam li la manqué en termes de formation pour nga gën a mën a doxal sa liggéey nga ne ko man ENDA ñun ñëpp dajaloo nañu nee nañu lii ak lii moo ñu manqué bëgg nañu nga defal ñu ko pour ñu combler suñuy déficit xam nañu ne jox ngeen ñu lu bare mais soo leen ñu ci yokkalee lii mu gën a tee baax liggéey bi ñuy def ak yow gën a jëm kanam. waaw tey dañu soo xoolee projet bi dafa nekk projet bi nga xam ne dañ ci ànd ak waa AFD ak WECF mu nekk projet bi nga xam ne dafay intervenir dans 4 communes. muy Grand Yoff Ouakam Hann Bel-Air ak Parcelles Assainies donc depuis le début nag projet bi léegi mu am 2 ans ba ñu defee diagnostic bi dañu gisoon ne jigéen ñi nga xam ne dañuy yëngatu ci wàllum micro jardinage ñi di yëngatu ci wàllum transformation ak restauration seen jafe-jafe yi gën a am solo mooy wàllum renforcement de capacité donc loolu taxoon ñu former leen sur les plans techniques nan la ñuy transformer donc les céréales respecter les normes. Restauration bi également ñu encadrer leen même baykat yi aussi ñu former leen ci micro jardinage pour ñu mën a respecter les normes ba ñu fa jógee mu am ay compétences générales mooy nan la ñuy gérer une entreprise gestion financière gestion commerciale nan la ñuy jaayee tey nag li ñu fi indi mooy dañu gis ne aussi dañu mettre en place benn plateforme territoriale bi nga xam ne c'est au niveau département mais dans chaque commune am na une plateforme locale léegi nag plateforme boobu dafa am benn objectif am mooy pour mu mener ay plaidoyer donc looloo tax nag ñu ne kon dinañ leen jàppale former leen ci wàllum leadership donc yokk seen xam-xam ci wàllum leadership ñu xam lan mooy leadership xam leader nu muy mel xam donc leur rôle ak leur responsabilité pour que jafe-jafe yi nga xam ne les femmes de Ouakam am nañ ko ci wàllum alimentation ñu mën a mener le combat auprès des autorités administratives ak auprès des autorités locales donc looloo tax tey ñu ànd ak donc une consultante bi nga xam ne mu ngi jógee ba plan international ñëw partager son expérience weccante xalaat ci wàllum leadership avec les femmes de Ouakam loolu mooy tax ñu teew fii tey pour participer ci cérémonie de clôture boobu. waaw non projet bi moom objectif bi mooy autonomie alimentaire lu ñu bëgg mooy jigéen ñi ci boppam waxuma sax jigéen ñi mais fii ci boppam ici à Ouakam dañu bëgg lépp li nga xam ne dañ koy lekk ñu koy bay bëgg aussi lépp li nga xam ne dañ koy lekk mu nekk loo xam ne ci producteur bi ci chaîne de valeur bi ci lay jóge donc loolu lañ ci jublu fexe ba femmes yi moom seen bopp ci wàllum autonomie alimentaire
pour su ko defee consommer local bi nga xam ne ñoo ngi koy promouvoir tant d'années mu nekk une réalité d'abord ici à Ouakam mën a def tache d'huile au niveau national donc loolu projet bi foofu la bëgg a jëmale ak ñoom mais au-delà même de ces renforcements de capacité ak au-delà de cette plateforme dañu bëgg aussi projet bi ñu gën a renforcer la participation politique des femmes donc looloo tax même avant élection locale yi ñu formé wal leen ci wàllum décentralisation accompagner leen pour ñu mën a xam pour mën a conseiller leen appuyer leen pour ñu mën a intégrer donc le conseil municipal et que loolu am nañ ci ay résultats yu vraiment yi nga xam ne c'est des résultats marquants soo jëlee fële ca Grand Yoff première adjointe au maire ci projet bi la jógee fii aussi on a des élus yi nga xam ne nekk nañ ci jóge ci projet bi Parcelles Assainies femmes yi accompagné ba ñu créer seen mouvement dem compétir nekk actuellement ay élus donc bokk ci bureau municipal pour mën a xeex seen bëgg-bëgg mën a xeex seen i droit au niveau du conseil municipal donc loolu lañ jublu ci projet bi pour que gunge jigéen ñi ñu xam fi ñuy teg seen bopp xam fi ñuy teg seen tànk mën di kaasal seen bopp di mën a def le plaidoyer seen i droit pour que ñu mën a jël en compte ces droits au niveau local mais au niveau aussi national au niveau également de l'Assemblée nationale donc loolu la projet bi loolu moo ko tax a jóg waaw non xam nga soo xoolee nguur gi première démembrement am c'est les collectivités territoriales mooy maire yi donc soo xoolee maire bi ci boppam maire bi Ouakam soo xoolee moom mooy premier démembrement de l'État donc moom mooy suñu premier partenaire léegi nag ñoo ngi préparer une deuxième phase bi nga xam ne dinañ ko gën a lawal donc au niveau national foofu nga xam ne dinañ gën a lëkkaloog ak yeneen direction yi nga xam ne mooy ay direction de l'agriculture ay ministère de la femme dina lëkkaloog ñoom mais dañu bëgg am ay résultats d'abord teg ko ci table bi capitaliser ko ñëw wane ko ci table bi wane les résultats yi nga xam ne les femmes de Ouakam am nañ ko les femmes de Parcelles Assainies ak yeneen communes yi nga xam ne yëpp c'est des communes partenaires du projet pour que heure bu ñu bëggee def mise en échelle bi mu mën a yomb waaw. Bon li ñu leen di wax rek mooy parce que on nous appelle de partout au niveau national ñu ne leen ñoo ngi ñëw fii phase pilote la. AFD donc projet bi bañ ko njëkkee tëgg c'était au niveau national mais ñoom ñooñu ne il faut que ñu def phase pilote ñu démarrer ko dans le département de Dakar tànn ci 4 communes mais suñu jógee ba évaluer projet bi mu am ay résultats yu probants donc dañ koy mën a def mise en échelle au niveau national donc di wax waa Sénégal ñu ñaanal ñu pour que yéene bi ñu am ak mbir bi ñu am au niveau donc des communes partenaires au niveau département de Dakar ñu mën ci mën a am ay résultats pour mën a def mise en échelle au niveau national. nuyu ñëpp. di nuyu waa plateforme bi suqali jigéen yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu madame le maire di leen sargal di leen wax ne bismillah ndax yéen a fi représenté tey maire ndax bi ñuy def suñu ouverture formation yi monsieur le maire moo teewoon ubbil ñu formation yi ñu gërëm ko ci sant ko ci kontaan ci lool nag ndax tey maire amul lu dul population kon nag bu ñëwee ubbil ñu suñu kii bi tey ñuy tëjaat yéen ngeen ñëw représenté que dañuy def rek lu dul kontaan di wax ne nag plateforme bi man maay présidente bi di gërëm nag waa ENDA ndax tey lu njiin njaag rek ñoom ñooy njaag ndax formation yi ñu jox pour ñu jëlee ci xam-xam la ñu jàppale ñu ci nag du tey de li ma waxoon rek sànq bi ñuy waxtaan laa waxoon ne ENDA lépp loo xam ne moo ne ci ñun rek moom moo ko ci def kon nag ñoom dañ leen di gërëm di leen sant di gërëm Cheikh ndax Cheikh mënoon nañ ko jox formation yi mu daggal Ouakam jox ñu benn ñaar dem feneen mais yow lépp nga ñu jox ba mu jeex tak lépp loo xam ne entreprise soxla na ko rek ci entreprise am rek yow jox nga ñu formation boobu ba digaat ñu yeneen yoo xam ne moo war a ñëw kon yéen dañ leen di gërëm di leen sant di gërëm nag Fandoy moom mënuñu ko fay dañ koy ñaanal rek bàyyi kaax yàlla dootuñu ko gërëm dañ koy bàyyeex yàlla ndax ba muy liggéeyee Ouakam booba du tey booba si ñun la woon ñoom Aji Salimata Gueye ñoom ñooñu Fandoy di liggéey ak ñun booba saako dugub la saako mboq ñuy defar ay fonde di jaay si buntu kër yi kon ngeen xam ne loolu yàgg na ba léegi nag Fandoy bàyyiwul loxoom lépp lu baax lu mu gis rek yéene na si Ouakam boole na si waa Ouakam kon nag moom dañ koy ñaanal rek di ko bàyyi yàlla di gërëm nag plateforme bi yëpp. ndax tey ñu sawar lañu weeru koor lu muy metti ñu am ci formation yi ñu doon def dawuñu heure la ñuy ñëw heure la ñuy ñibbi kon ñoom it dañ leen di sant di leen gërëm ndax dañ ci am Pastef ndax lii ñu lay defal boo ko bëggee rek da nga koy jox ak xam ba mu jeex te ñoom wane nañ ne bëgg nañu formation yi ñu leen di jox
kon nag ñu ngi leen di gërëm di wax ne di leen yóbbante la ñu waxoon monsieur le maire rek la ñuy waxaat defe naa ne yéen ñi fi toog ñun ñëpp xamante nañ aji sama rakka la ñimmaa sama doomu ndey la suñu lépp la ñoo bokkoon conseil municipal bi passé yàlla defaat nga nekkaat conseiller nekk adjointe maire kon yow xam nga jafe-jafe yi nekk ci jigéen yi ndax groupement nga yor te yàgg nga ci kon nag yow xam nga liñ doon jànkonte ci groupement yi ak maire yi kon dañuy ñaan maire yi nañu jàppale plateforme bi xam ne fii ay jigéeni Wakaam a fi ne duñu ay jàmbur de ay jigéeni Wakaam ñoo ne fii te kenn xamu leen woon kenn boolew leen woon ci maire bi man li may wax sama baat ci kaw mosuñu gis suñu bopp ci maire yi kon nag tey bu ñu toogee tey bay yàlla def yéen ngeen toog fi te bokkoon ak ñun lépp kon dama leen di ñaan ngeen jàppale ñu ci plateforme bi jëm ci kaw ndax ñun kat suñu wàll jeex na dañuy gunge xale yi rek ci gunge xale yooyu yéen i ngeen gungale ñu xale yi ndax yéen a ñu fa nekkal yéen a ñu nekkal maire yi femmes yi ñoo ñu nekkal maire yi yéen ñii tey yéen a ñu nekkal maire yi yéen a ñu war a xeexal maire yi kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu plateforme bi fi mu bëgg a egg yàlla na ko fa yàlla yeggale ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm nag Awa Diagne ndax Awa Diagne xale bu set loxo la ndax Awa lépp loo xam ne da koy def li ñuy wax ne partage li ñuy wax ne communication mu ngi ci moom ndax du def dara loo xam ne waxtaanu la ñun dañuy laaj suñuy xalaat te mënoon na doxal rek de ndax li muy doxal rafet na de niñ ko gisee muy doxal bu rafet lay doxal waaye daf ñuy laaj suñu xalaat ba pare luñ ko jox mu doll ko kon moom it dañ koy ñaanal yàlla na toog ba yàlla di ko may jëkkëri jàmm ak salaam ba ñun ñëpp ñu ñëw teew di ko jàppale ci bés bi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di wax alhamdulilah di sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu dettalee ñu fekkee xéewal bi xéewalu joxe xam-xam xéewalu partage ak xéewalu li nga xamante ne tey moo joxe amour recevoir amour formation bi nag dañ siy gërëm ki ñi nga xamante ne ñoo ko indi biir Wakaam muy waa Indagraft ñu jaarale ko ci loxo madame Ndoye ñu tegal ko ci loxo Cheikh di ko gërëm di ko sant parce que c'est pas évident ndax fi ñu toll ci jamono ji il faut que ñu fexe autonomiser les personnes d'abord ba pare di autonomiser la femme parce que jigéen mooy socle de développement te dañu yàgg bàyyi en rade ñun ñoo yàgg bàyyi suñu bopp en rade parce que foog nañ ne compétence yenn yi newul ci ñun mais ñoom ñu jël initiative depuis yàgg na maman May Thioune mu ngi koy wax que ñu ngi indi ay formation di ñu gën a renforcer suñu capacité donc ñu ngi leen ci gërëm di leen sant ku la jox xam-xam amoo fayam di gërëm bu baax madame Meng moom mi nekk formatrice bi parce que elle a été macha allah wax dëgg fa yàlla parce que jàngale mag nee nañ métti na méttiwul ça dépend de la personne bi koy génnee elle est joviale elle est disponible te tamit am na sens écoute leadership nag lañ doon jàng ci 3 jours yi 3 jours yi won nañ ñu na la nit boo xamante ne dafa bëgg a dugg ci entrepreneuriat ban comportement la war a am ban comportement de leader la war a am maanaam leadership féminin ban taxawaay la war a am ci biir entreprise am ak société bi pour mën a am résultat ci ay objectifs am ci biir loolu wax nañ ñu que ne leader dafa war a générer déjà te dafa war a am sensu di penser à l'autre qu'à lui-même am sensu tamit am vision te tamit di ko doxal ànd ci ay nit mën leen jiite mën a am xoluk tamit dalluwaay ba mën a fexe atteindre ses objectifs di wax ne que ne formation bi leer na nañ wax dëgg fa yàlla jugement bi ñu ciy am jugement bu positif lañ koy wax parce que fii ku ci nekk rek bu waxalee boppam rek dalay wax ne li nga wax yëpp buñ doon toog ci université peut-être duñ ko comprendre noonu mais essence bi ñu ci am di ko génnee tax na ñun ñëpp on a compris lan mooy sens dëgg-dëgg leadership te di ci inviter tout un chacun ku ci nekk na jël projet am mu def ko projet de vision ñu bañati nekk ci des niveaux yu bas niveau bu baax nag mooy yaa ngi yor sa kett caaf nee nga tey yaa ngi toog di saaf mais danga naan dans 6 mois dootuma toog saaf damay def fexe saaf takk mbuus suba damay fexe paqueté suba damay fexe def ci kii maanaam nga yóbbu ko ba nga xamante ne day industrialisé wu. loolu la ñuy ñaan parce que produit yi ñu war a transformer fii bëri na produit yi nga xamante ne moom la ñu war a sukkandiku pour am fi koom bëri na donc bu ñu nee Sénégal bu ñu fi nekkee amuñu alal dañuy wax lu ñu neex. ku bëgg dara rek boo yëkkee def dara teg stratégie bu leer rek yéenente te tamit ubbeeku tamit yàlla dinañu indi xéewal moo ko maa ngi leen di conseiller te tamit di ñaan di ñaax ñun ñëpp ñu nekk benn fexe am benn
benn vision commune boo xamante ne tey Wakaam bi yëpp waxuma Wakaam sax mais Sénégal gi yëpp dañ siy gis seen bopp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm maman May Thioune aussi. ñëpp autorité maire yi madame Guèye di sama mag bu baax madame Diatta sunu seefu plateforme bi madame Meng Cheikh di la beral loxo quoi di leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax a baax formation bi formation la boo xamante ne dafa ñëw ci heure am parce que dañu jox ñetti activité yi ñu jox yëpp muy activité yoo xamante ne de développement la gox yëpp war nañ ko am mais bi ENDA taxawee xelaat ñeenti commune boole ñu ci Wakaam ñu dañu applaudir dañu kontaan donc bi mu ñëwee aussi man ñëw nañ ma gis mën na leen man depuis 2006 maa ngi fi di def formation micro-jardinage avec la ville de Dakar donc loolu idée la boo xamante ne dina permettre ñu defaraat micro-jardinage bi au niveau de Wakaam donc mu taxaw ci jàpp ci may ñu matériel ñu def formation bi installé nañ ba actuellement ñu ngi produire lu bëree bëri di ko ci sant di ko ci gërëm mais kii formation bi boo gisee mën na laan dafa ñëw ci heure am activités yi am na ba pare mais il faut ñu seet nu ñuy gérer les bénéficiaires il faut ñu xam nu ñuy gérer aussi bu dee da ngeen am ay employés nu ñu leen di gérer association yi nu ñu koy gérer Cheikh dinaa profité di la ñaan aussi beneen formation parce que former nañu leader yi mais leader bi aussi dañu bëgg ñu tàggal aussi les employés wala association bi wala GIE bi personnes yi maa ngi ko doon mébét madame kii mu ne bu waa ENDA ñëwee ngeen ñaan leen ko formation bi ça va nous permettre le leader de mieux gérer xam nga employé bi de mieux gérer GIE bi groupement bi de mieux gérer aussi association yi donc loolu aussi maa ngi leen ko si ñaan jëlaat question bi ngay poser par rapport à. waaw d'accord par rapport à style yi 6 la ñu jox mais 6 yëpp léegi bi may exprimer wu dama leen ne dañu am benn dénominateur commun bi ñu si muy jëkk a leer mooy communication bi parce que leader bu mënul communiquer ak employé am ak association bi ak GIE bi kooku des na ne doon leader donc leader dafa war a dem doon mën a communiquer capacité d'écoute capacité de donner des décisions des recommandements yooyu yëpp dafa baax ci leader te naa la wax tey ñii fi toog ñii ñëpp bi ñu exprimer woo xam naa ne madame Meng formé na 35 leaders au niveau de Wakaam man nag nee naa leen acquis la acquis boo xamante ne war nañ ko transférer de génération en génération pour que mu bañ a génnati fii parce que xam naa ne ENDA n'est pas éternel un jour dina tendre disparaître te acquis bi mu ñu jox nañ ko téye ak ñaar fukki loxo ak juróom donc si wàllu leader bi gis naa ne comme te 6 kii yi ñu jox yëpp man waa 6 leader chef de file leader directif leader participatif leader coach visionnaire ak leader kii collaboratif donc yooyu yëpp la ñu jox man bi ma ñëwee bii méngoo sama kii bii man dama ne ko participatif la parce que j'ai des employés wala bénéficiaires boo xamante ne dañuy œuvrer presque 80% de pratique ce kii là employé boobu boo mënul di ko motiver di ko encourager mooy kii participatif yi il faut nga encourager ko di ko motiver pour mu gën a mën a liggéey objectif bi nga viser nga mën ko atteindre donc man boobu laa jël mais tout un chacun jël na benn kiyoom quoi merci jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñu fi toog ñëpp di nuyu madame la maire di nuyu ñu fi nekk ñëpp waa Cheikh Tidiane li nga wax noonu kii bi ñu commencé ba tey macha allah lépp jaar yoon ndax madame Meng mooy li ñu wax rek ouverture bi mu am boo ko gisee doo ragal formation bi jaar na yoon ñun ñëpp tax na ku nekk gën a xamaat boppam ci liggéey ci anam bi ngay liggéey tax na nga gën a am kóolute pour recadrer sa bopp pour nga gën a xam yow ci ban genre leadership nga nekk. parce que yow di ngay def mais des fois tu te poses des questions est-ce que yow li ngay def baax na wala baaxul
wala fi nga nekk ci yoon bu baax nga nekk wala da ngaa war a yokkuwaat ay xam-xam mais moom ci leadership bi mu joxe fii tax na ñu gën a mën a xam ku nekk ci ban côté nga bokk. comme léegi bi mu ñu interroger ci wàllu leadership bi ñun dañoo jël choisir leadership visionnaire ak leadership coach parce que lu waral lool dañoo yor suñu propre entreprise di ko doxal kon coaching la vision bi nag mooy dañuy bëgg bu ñu commencé ci A ñu fexe nu ñu mën a améliorer suñu liggéey jumtukaay pour mën a gën a dem ci kanam loolu vision la bu ñu am te am nañ tam gëm-gëm pour mën a àgg foofu loolu bu ñu ko waxee mooy anam tey man bu ma yoree magasin yor samay tissu di ñaw waruma ko yemale rek fii rek war naa war a mën a fexe ba di ko jaay te duma déplacé wu mooy comme li ñuy wax le e-commerce loolu dina tax ma toog fi man wane samay jumtukaay photo samay kii defar ko ba mu rafet ak encore en plus comme ni nga ko waxee mooy di wane loo xamante ne nii moo méngoog ak li ngay jaay parce que day tax boo livré nit bu ko gisee mu mën a kontaan waaw loolu nag la ñu am ci vision bi tax na ñu gën a amaat renforcement gën a dëgëraat ci li ñu nekkoon xam ne ci li ñu nekkoon lu yoon la di kontaan nag si ñu toog fii ñëpp formation bi macha allah 3 jours bi ñun daanaka dañoo mel ni léegi comme famille. parce que tey boo nekkee fii suba boo soxlawee tey jus am nga fooy dem boo soxlawee restauration ñun suñu biir am na noo koy collaborer ak waa mbay bi ak yëpp daal boo ko soxlawee du tax ngay jéggaane di dem feneen li des mooy ñu booloo gën a dëgër gën a ànd parce que ànd bu nekk bu dëgër amee àndandoo am ñëpp a jàpp gëm te mu bañ a am ay wax yu ginnaaw comme ni ñu koy tàmm di étiqueter chaque fois jigéen fu ñu ànd day bëri ay parparloo nañu génnee loolu suñu biir. génnee ay jëwandi ku ci am sa xel wala sa xalaat boo war a wax am nga droit war a mën a taxaw wax ko wax sa xalaat kenn bañ la vexé kenn bañ la def dara loo xamante ne day tax sa idée yow doo ko mën a génnee naturellement waaw ñu ngi leen di remercier na madame Mbengue bu baax a baax a baax parce que mooy li mu wax début bi da nga wax lu importance parce que nee nga nit boo taxawee da nga war a gëm sa bopp ci ni ngay soloo ci ni ngay waxee ak yëpp parce que boo gëmul sa bopp doo mën a dem. nit yi bu ñu toogee waruñu mën a xam ki yor ak ki yorul yow yaay mën a gëm sa bopp li nga sol na set na rafet nga mën a wax li nga nekk si yow mu mën a génn xam nga loolu dafa am solo ci nit ndax loolu manqué na ñu bëri am na ñoo xamante ne ay leader lañ mais ils n'osent pas wax li ñu xalaat ils n'osent pas taxaw ci devant les personnes pour dire ce qu'ils pensent te loolu c'est très important mooy def nga ko si ñoom ñëpp ba ku ci amuloon fitu taxaw nga wax ku ci amuloon fitu génnee sa xalaat génnee nga ko merci beaucoup. sama impression si formation bi moom. tey mënuma si wax sama mbégte bi ma si am yëpp parce que ñun dañ nekk ay ñoo xamante ni ay mag lañ yoo xamante ni dañu liggéeyoon ba dem départ toog commencé toog si kër yi bu yàggee sa yaram fees nga am problème yàlla def nag formation yi génn Adja May Cuun mi mënuñu koo fay ñu xëccuñu si groupement yi ñun ñu yor ay groupement ñu boole ñu si duñu former formation bi am solo lool. dem naa ba samay doom dañ bëggoon pour may toog rek naan yaay tollootoo si dem tollootoo si li ma ne maa toll tey si dem ndax kuy liggéey di xëy 5 heures du matin 6 heures fekkal service ba 6 heures 4 heures si ngoon balaa ngay génn fi ngay liggéey presque 6 heures jot na soo demee ba yàlla may la nga toog nag si ngay door a moom sa bopp nga dugg si dëkk bi nag xam li xew si dëkk bi mën a ànd ak nit ñi si dëkk bi bokk si développement yi bokk si groupement yi xam yow lan mooy li nga xamante ne nii mooy li la manqué woon si sa dund parce que mënoo nekk rek si wii seef léegi nag ñun dañu moom suñu bopp am suñu autonomie nekk si formation yi doon ay leader nag am ay nit yu topp si suñu ginnaaw ñuy dem si terrain bi bu nit ñi mënul dem si bu groupement bi ñëpp mënul dem si formation bi yow nga doon koo xam ne volontaire nga boo xamante ne nii yow yaay dem boo ñëwee wàcceel leen ñu jëlee si lu bari nag man mënoon naa araw nii rek araw boo xam ne say wet yëpp day mitti mais léegi affaire bi développement boo xamante ne nii ñi bi ñuy jëkk oo di ñu former kër Mariama ji neex na lool ambiance bi neex lool seex mii ñëw fàndoo ñëw taxawuñu awa mii nag sawar si lool manit ma sawar si lool ñi samay moroom nawle yi sawar si lool mu nekk loo xamante ne nii fi mu ne nii ñaan ñu lu dul mu jëm kanam formation tey bi nag gën ko motiver parce que femme leader bu ne war nga xam sa bopp ni ku nekk war nga xam yow li nga doon gëm sa bopp xam yow ban façon femme nga parce que ñun bu ñu toogee ba ne bu koo ne kaay mu ñëw fekk si la yow bon war nga xam yow li nga doon lu mu doon léegi du dëgg parce que di former nit ñi nag di leen xamal ne leen nii mooy àddina ngeen jéem a jàpp si li toog si kër rek amul solo am weccet dafa baax si nit soo liggéey sa liggéey bi xam nga lii weccet la
ndax yow boo amee ñaar fukk kii am ñaar fukk kii am ñaar fukk ñu def suñu groupement def suñu GIE former suñu bopp ñu former ñu li ñu formé woon nga ñëw wàccee ko ci terrain bi kii defar si bu ñu paree ku nekk jël sa saak sooy dem ngénte di nga yor sa pochette bu ndaw boo yore sa saak di nga ci def sa produit sooy dem ci natta yi di nga jël sa saak def ci sa produit di nga jaay am loo xamante ni doo ñaani góor doo ñaan jigéen kenn du la yëpp da ngay xam sa bopp te jigéen dama war a gëm boppam xam li ngay def lu mu doon xam li ngay dugg tam lu mu doon xam fooy teg sa tànk parce que bu leen nekk ñoo xamante ni rek dañ leen di fëx ngeen dem lii gën a bon ci àddina moo ko xam ne buñ nekk kaay rek xëcc ko yóbbu ko mu dem te xamul moom li mu bëgg ni da ngay xam sa valeur xam li nga bëgg du am nag du dara gëm-gëm la nañ gëm suñu bopp di nga may cun waxee foo toog tamit war a wax tam war a exprimer wu sa biiri moroom li nga war a wax ka bu ko ngunu ci suuf wax ka mu jëm kaw ku nekk joxe ci xalaat bu ko defee yow dinañ la indil yeneen idée yoo xamante ni dina la jariñ pour bu ëllëgee ngeen baal ma ak maa ngi leen di leen siyaar Cheikh madame Mbengue siyaar naa la sant la bu baax ndax li nga ñu jëlee li nga ñu xamal fii tey sori na ci ñun torop ndax fii ku taxaw wax rek wax na ci lu mel noonu wax na ci bu baax ba nga jël suñuy numéro jël yëpp am yooyu soxla ci ñun fi mu nekk nii xam nga loolu mbaax mënu ko weesu ubbeeku mënu ko weesu parce que maîtresse nii lay man sama maîtresse la loolu laa ko nee naa ko 75 laa gën a taxaw école laa bàyyi woon école tey moo ma yóbbu au tableau dégg nga aji nuyu naa la ziar la yaax ñi ma merci madame le maire maa ngi leen di ziar naa la bu baax jërëjëf. parce que ñun dañu nekk fi Wakaam yàgg fi bañ fi yàggee ba léegi wax dëgg yàlla si magistrature Aziz lañu soog a gis waa commune Wakaam Aziz ba mu toogee lañu soog a gis ku ñu recevoir dañ koy wax suñu baat ci kaw Aziz ñëwal boppam ñu woote waat mu yónnee waat aji kii Ndey Top ñëw ñu woote waat aji ñi maa ñëw aji ñëw yéen ñëpp ay maire ngeen mat ngeen njiit kon tey jërëjëf jaajëfati bu loolu weesoo dañuy nuyu di gërëm plateforme bi di nuyu di gërëm waa Suxali Jigéen di nuyu formation FEJAT waa FEJAT dañ leen di nuyu di leen ziar Cheikh par toi on remercie tout le monde di remercier nag madame Meng formatrice bi ndax lu ñu xam tey rek bu ma ñemee taxaw fii oser wax man du ma wax kat c'est grâce à elle j'ose parler aujourd'hui m'exprimer xam ne ni leader la am naa ay compétences am naa ay idées personnelles yoo xam ne ñu ngi ci sama biir war naa ko mën a exprimer boole ko samay collaborateurs mën a liggéey mën a jëm ci sa kanam donc maa ngi remercier ñëpp waa plateforme bi nuyu naa leen ziare naa leen sama ndaataango yee di la ñaan ci affaire yi waaye ci yéen ñëpp nuyu naa leen allez-y. ci biir moo lay tout à fait. madame Meng dafa ñëw jàngal ñu primo gëm sa bopp avoir confiance en soi jàngal ñu ne il faut savoir innover il faut savoir parler oser génne say idées boo génnee say idées nga teg ka nga am ay say collaborateurs nga am esprit de brassage am être flexible am kii sa gëm-gëm maanaam être intuitif dem xool nit ñi li nga bëgg a def c'est vrai que tu as une idée def nga sa plan ba pare sa projet def nga ka mais demal xool kii commencé njëkk a def si yow nga xool kooku parce que c'est ton concurrent nga xool sa concurrent bi lu muy def boo ko gisee nga ut ne que kii lii lay def man nan laa war a def lu raw lii ba nga xam ne su ma tegee sama yëf visibilité da si am par emballage yi par communication yi par sa page Facebook et sa ni ngay jaayee dem si e-konkong dugg fa dem si e-commerce nga dugg fa lépp luy këyit am sa certificat bio nga am ka dem def say këyit bu ko defee fu foire am di nga fa mën a dem di nga mën a ñëw dem uti sa subvention boo amulee les moyens parce que mairie mu ngi fi ñun bu ñu fekkee ne formaliser wuñu doo mën a dem fenn donc il faut la formalisation il faut des formations bul ragal dem defi formation pour xam pour mën a dem si kanam donc loolu man technique yooyu yëpp laa jël di leen kii ne des styles yoo xam ne da nga leen di utiliser pour mën a dem si kanam. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag dañuy wax rek ne alhamdulilah dañuy wax alhamdulilah rabbi alamin atelier bi commencé nañ ko ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilah rabbi alamin kon nag sant yàlla
ndaxte wax dëgg yàlla li ñuy wax rek jàng moom xol la ka lay jàngal xol lay demee yëg moo taxit lu jóge ci xol rek lay mën a tàbbi kon nag macha allah liñ fi jàng am na solo, mën nañoo accompagner bu baax a baax a baax waaye nag loo gis rek li ñuy wax ne bu ñu gërëm ki taxani woon ki xamb taal fàtte ki taxani ndaxte ginnaaw yàlla nag li nga xamante ne moo ñu fi dajale tey muy un partenaire boo xam ne dañ koy daal di tiitaroo muy ENDA-GRAF boole di ci projet Suxali Jigéen ndax ku ne xam ne jigéen moo nekk sook jigéen mooy société jigéen mooy yaay jigéen moo tënk lépp kon nag à travers ma voix plateforme bi Cheikh man mi nga xamante ne man tudd Mariama Dia nekk présidente ñiy def transformation yi céréales donc à travers ma voix maa ngi jël sama nuyoo ak sama yëpp jégalee ko waa ENDA mi nga xamante ne nag wax dëgg yàlla ñoom sonn ñu tàyyiwuñu ndaxte ku nekk xam na ne formation dafa métti ku ne xam ne formation li muy laaj lan la moo tax nag ñoom ñi nga xamee li may wax toujours nee naa leen ENDA partenariat boo xamante ne bu ñuy tiitaroo la bu ñuy téye nga xamante ne nag moom lu ENDA war a jar ñun tamit war nañoo boole suñ kentalaay kàttan ñun tamit li nga xamee moom la ñu bëgguñ fi ñu yegg ñun tamit ñu jéem ci gën a góorgóorlu mën leen a bañ a décevoir ci benn yoon. kon nag à travers ma voix ñu ngi gërëm bu baax waa ENDA projet bi mi nga xamante ne nag formateur bu nekk indil nañu ko waaye nag am na si koo xamante ne exceptionnellement nga xam ne dafa ñëw nag nekk jigéen comme ñun ndaxte ku ne xam na ne jàngal mag yombul waaye moom itamit à travers sa pédagogie moom it comprendre na gérer ko ba vraiment li ñu doon xaar yëpp agsi na à la hauteur elle a vraiment assuré donc ñi nuyu nag ba tey ñi nga xamante ne mooy waa mairie waa sunu baneen parce que aussi partenaire baneen aussi état la ñi nga xamante ne ñoo fi représenté mairie bi donc madame le maire à travers ma voix aussi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen di ziar jël nuyoo bi nag jàllale ko ci suñu présidente d'honneur Adja May Thioune. rajo bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum assistance bi maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci sa tur ak sa sant di kontaan nag parce que au fait dama leen fekk si mais je me retrouve dans mon milieu parce que su ma xoolee je commence par May Thioune di sama grande sœur nekkoon ma nekkoon ak moom ci conseil municipal bi muy leader. moom vrai leader la man sama référence la saa yu ma ko gisee ci activité damay kontaan gis fii yaram kii wax 75 la bàyyi jàng effectivement on a fait le CMT fii ensemble xaw ma nag lu tax nga bàyyi woon 75 parce que temps boobu CMT je le dis c'est l'équivalent de Mariama Ba aujourd'hui parce que mairie ñoo fa nekkoon effectivement je l'avais perdu de vue gisatuma ko woon di xool Ndeye Marie et yeneen femmes yëpp ku ci nekk daal su may lim sax damay juum parce que fii comme je dis je me retrouve dans mon milieu ma kontaan parce que li ngeen wax yëpp je sais que ay leaders ñoo fi nekk di remercier nag ci li ngeen mettre en valeur suñu mairie bi parce que effectivement maire musul lijjanti ak mairie musul lijjanti affaire développement famille parce que man dama ko xam ndax actrice de développement la donc nag suñu ñëwee ñu am maire boo xam ne salaamaaleykum muy woo famille dañuy kontaan jàpp si di ñaan nag collaboration bi continuer bu baax man nag yàlla def na man la dénk association yi te comme je suis bàjjenu gox di actrice de développement comme yéen vraiment je vous tends la main te xam naa ne di ngeen commencé nii progrès rek lañ siy gis merci beaucoup maa ngi remercier aussi formateurs yi waa ENDA et tout ak sama collaboratrice bi Adja allez merci. maa ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq nag pour di ñaan ngeen baal ma àq taabu ma di wax si mbooloo sonal naa leen trop ci appel yi di leen remercier madame le maire maa ngi leen di remercier bu baax. di remercier la formatrice di kontaan ci moom man Awa Diagne je suis l'animatrice d'ENDA du projet Suxali Jigéen voilà léegi di kontaan si yéen di leen masaw coono toogaay bi yàgg na trop voilà léegi ñu ngi bëgg a élaborer bëggoon ay cadeau yoo xamante ne war nañ leen remercier di leen delloo njukkal am cadeau yoo xamante ne war nañ leen ko jox kontaan si yéen rek madame voilà
ba ñu sant yàlla julli ci yonante bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur di leen sant di rafetlu tamit dalal bi ngeen ñu dalal vraiment kontaan nañ trop ñun suñuy sœur rek ñoo fi ne ak suñuy doom ak suñuy rakk kon nag boo leen jógee taxaw ñun dañuy kontaan ci loolu di gërëm tamit Cheikh ak madame Mbengue parce que wax dëgg yàlla lii amuñu lu ñuy def lu dul rafetlu ko maire nag moo fi bëggoon teew mais jeudi bi dafa am ay audience loolu moo tax ñëwul mu yabal ñu mais te xam ne wan na leen ne mu ngi seen ginnaaw parce que nit ki soo ko naree may jën nga jàngal ko ni ñuy nappe moo gën parce que kii taxaw ba pare moo gën a neex a dimbali kii jógagul kon du ñuy def lu dul sant yàlla julli ci yonante bi sant leen te leen di leen ñaanal aussi tamit yàlla defal leen avancement yàlla defal leen réussite parce que vraiment kontaan nañ trop wax dëgg yàlla maire moom lu mu kontaan doyul parce que wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee rek moom lii la bëgg daf fi nekk pour population bi Wakaam moo ko ñor Wakaam moo ko tax a jóg kon ku jóg taxaw ku nekk ci kàttanu yàlla yonante bi di liggéey moom incha allah dana ca def lu mu mën bu soobee yàlla parce que moom loolu la gëm te loolu lay doxee te ñun ñii ànd ak moom aussi tamit loolu lañ gëm loolu la ñuy doxee kon duñ def lu dul sant leen di leen gërëm te di leen ñaanal réussite yàlla na yàlla jàppale leen kontaan nañ torop merci beaucoup et bonne continuation.